asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant Kër Ndeya nag ñëwaat nañ ci beneen numéro tey nag ñëwaat nañ ci numéro bi nga xamante ne mooy sëy yi defoon nañ ko fi ñu laajaat ko nag doyul parce que li war a leer yëpp leerul carrément tey nag la ñu bëgg a leeral lépp li xew ci dëkk bi yëpp tey daal fii lay reeree tey Kër Ndeya tey daal du yomb plateau bi tey daal dina wàcc ba zéro. ba tey ñu ngi seen émission Kër Ndeya tey ñu ñëwaat ci sujet bi nga xamante ne mooy divorce yi ñu ñëwaat tey ànd ci Moussa Fall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci plateau bi nga jotoon nga fee jaar bi passé tàngoon na jéeri nag tey nag du yomb nag. Ndeya maa ngi lay fay di nuyu sa émission sa invité yi tey rafetlu invitation bi jëkkoon nañ fi jaar mais boobu foog naa ni comme ni koy Adama di waxee xaw naa rey xale jigéen ñi mais tey lay gën a metti parce que thème bi dafa xaw a gën a raadaw. ba tey ñu ànd ci suñu beneen invité muy Djily ñu gën koo xam ci YouTube bi ndax yaakaar naa ñu ngi ciy def lu am solo ci YouTube bi ñu bàyyi ko mu nuyoo. maa lay fay Ndeya di nuyu say invité di nuyu diaspora bi ak Sénégal yëpp waaw. ba tey ñu ñëwaat ci beneen invité ñu koy wax kon Oumy maa ngi lay nuyu bu baax a baax dana la jàmm ci plateau bi. waaleykum salaam Ndeya maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ñi ma bokk ak plateau yëpp ci nekk sa tur sa sant di nuyu sama waa kër ak sama waa koñ ak sama xarit yi ñëpp maa ngi lay nuyu sa sant. ñu ñëwaat ci Réma maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm ci plateau bi. Ndeya ñu ngi lay fay merci beaucoup ci invitation bi ça a été un plaisir d'être là parmi vous et man maa fi représente jeune fille maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur sa sant merci. yaakaar naa maa ngi ñëw ci sama invité bi Moussa Fall tey yow laay njëkk a posé question di la laaj Moussa Fall nan nga gisee sëy yi léegi sëy yi nga xamante ne ay ndox mu tàng lay mujj. waaw Ndeya man foog naa ni ñëwoon naa ci première émission bi ñi nekk ci thème bi nga xam ni jigéen ñi pour lan sëy yi di teel a tas mais comme demande sociale dafa bëri ba ne ku nekk ñu ne léegi il faut ñu continuer thème bi mais dama foog ni sëy yi day may war a dugg ci li nga xam ne lan mooy causes yi les vraies causes li tax ñu tas ak li tax ñi xëppante ndox mu tàng comme ni nga ko waxee ak li tax léegi bu njëkk parce que man ni ma ko gisee bu njëkk jigéen ñi am na sax sa benn association ñu ne association des femmes juristes ñi nga xam ne ñoom ñoo doon protéger xale jigéen mais aussi foog naa ni góor ñi war nañ ut association des femmes des hommes juristes yi nga xam ne ñoom ñooy défendre góor ñi parce que léegi dafa mel ni affaire bi dafa dem à revers non seulement góor ñi ñoo doon doore di indi fitna ci sëy léegi au contraire jigéen ñi ñoom ñooy indi fitna ak problème yi dul jeex ci sëy léegi doo takkee ñu ne la amoo droit takk doo guddee ñu tëj buntu kër ga doo joxewul dépense am problème ñu ne la non waroo am problème même doo sa oto paane sax des fois ñu ñaan mais Moussa Fall doguma la waaye lan moo causé ndox mu tàng ndax yaakaar naa ne nit doo leen jël bëggante nga xëy jël ndox mu tàng jël sotti ko sa jëkkër lan moo causé loolu bu mu jël ndox mu tàng di ko sotti jëkkëram. waaw mais xam nga ndox bu tàng boobu lan moo koy waral parce que dañ ne mbëggeel la mais du mbëggeel des fois jigéen ñi dañoo bëggee te tiit te ngaf nga fi parce que xam nga pour la doomi jàmbur doo fekkee waa këram éduqué mu jaar fu mu war a jaar jàng am teraanga ñëw nga ne yow doomu ci yow la yem ak sa waa kër loolu bëggee la ak tiit ak ngaf nga fi nga accaparé doomi jàmbur mais duñ ne yow kooku indi na beneen jabar nga ne non dama koy xëpp ñun ñaar ñëpp ñu yem ci loolu foog naa kirim la te jigéen ñi léegi dañoo amatul esprit boo xam ne dañuy yërëm. Moussa Fall doguma la waaye ndax yaakaar naa ne jigéen boo ko takkee ci lu ñu wax lu samay wax ci lu ñu wax danga ko takkal naa la wujj yaakaar naa ne jigéen boo koy takkal wujj di nga toog waxtaan ak moom waaye doo toog ak moom ba xaaju guddi nga tëb dama ko takkal naa la wujj. waaw xam nga luy waral loolu. waaw parce que bu njëkk suñu bàyyi dañ doon ñëw rek fëgg suñu yaay yi ñu ubbi ñu ne leen kii sa wujj la utal nekk boo ko dalal cela veut dire éducation de base la te pourtant ñun li ñuy def suñu bàyyi doon nañ ko war def parce que ñun dinañ uti appartement dinañ jënd greffage dinañ jënd oto dinañ joxe dépense dinañ joxal xale yi fay bu seer mais te loolu ñun mënatuñoo muñal waaye doguma la damay dellusiwaat ci yow parce que tey jii yow yaa nekk tribunal yaa xam li xew foofu damay ñëw ci Djily ba pare après ma dellusiwaat ci yow. waaw kay bu ma la dégloo bu baax ci origine bi laay ñëw ndax Sénégal daa am leen li nga xam ne ñun dañ ko manqué mooy lan
civilisation et qui parle de civilisation parle de la culture te kuy wax culture normalement di nga ñëw ci éducation te éducation de base moom la sénégalais yi raté à l'instant T0 mooy wax ak yow nii gis nañu sénégalais yi dañoo manqué loolu te loolu pour ñu régler ko foog ñu xool parents yi nan la ñuy yaree booy ndax am na sax lenn li nga xam ne ñun xamuñu ko dëgg mooy mbëggeel bu ñu nee mbëggeel nekkul da ngay jug rek diw jug fii kee jiw fii ngeen ñëw daje mais du loolu daa am leen li nga xam ne dangeen koy commencer partager ensemble muy lan sincérité sérieuxité loolu noonu yëpp. mais di doguma la. éducation lay sincère boobu nekk na ci yéen xale góor yi. non loolu. moo xam ci côté góor moo xam ci côté jigéen. éducation bu nekkee ci yow c'est fini. éducation bu nekkee ci yow tax na di nga jomb def des choses yi nga xam ne c'est banal wala des choses yi nga xam ne c'est inhumain. parce que te gis nañu Sénégal yi léegi lu leen neex la ñuy def lu leen neex la ñuy waxee sëy du noonu sëy ku la dàq sëy mooy ku la ëpp éducation de base. moo tax man la doguma la éducation de base. waaw doguma la parce que yaay yi dafa mel dañu am responsabilité. waaye nag maa ngi ñëwaat ci yow damay jàll ñëw ci Oumy ba pare après maa ngi dellusiwaat ci yow mais Oumy dégg nga ñii li ñu wax yow lan nga ci xalaat. waaw Ndeya li ma ci xalaat mooy éducation de base am na ci mais aussi tamit jamono gi yàqu na nga xamante ni comme li xew léegi rek buñ la takkee duñ la yóbbu sa kër ndey duñ la yóbbu sa kër parent lu dul wut appartement sëy ba nga xamante ni demoo ci base ba dem ci kër goro dem ci kër lii am base ba nu mu demee dem ci appartement pour bëgg vie luxe toujours noonu lay demee gisuloo suñu temps yi tout le temps maçon duñ ko lakk boo amee ñaari jabar kenn du ko lakk kenn du ko tuur ndox mu taan ñi riche rek la ñuy tuur ndox mu taan parce que mais Oumy doguma la parce que xale jigéen ñi ñoo bëgg appartement parce que buñ la takkee tey di yóbbu la sa kër goro nga ne doo fa nekk sonal sa jëkkër bu mu luyee la appartement te boo leen demee ci appartement ba doo leen mën a nekk foofu ci jàmm kon loolu lan moo ko waral. mais lépp rek yow mii di góor yow yaay kilifa jigéen du kilifa góor mooy kilifa parce que jigéen day woddu góor mooy sol tubéy mais bu demee ba jigéen di sol tubéy góor di woddu kon jaratul ñuy wax sëy man daal su ma sañoon Ndeya góor moo yilif jigéen ndax ñoom ñooy ay sang ñun bu ñu demoon nañ ba mujj bi ñu ne bu góor ñëwee takk la sa jaay sa papa taxaw ne la carrément lii ngay def sa jëkkër ne la lii ngay def kon war nga dégg sa ndigalu jëkkër kon du góor jigéen moo war a góor wutal ma appartement na dem ci kër gu mag ba pare tàbbi foofu xam li nga bëgg xam li nga bañ xam bu baax yow baaj bi lan la ngay soog a dem ci appartement mais lépp xëy dem ci appartement nii rek lay mujj li may wax rek maçon yeeg menuisier yi ñu ngi fi am ñaari jabar ba ñetti jabar duñ leen soode duñ leen def dara mais richard yi nañ koy def par wutum alal wutum doon bi xam nuñ koy waxee di doonante ndax doom du fi juddu li fi juddu ñaawlu naa ko daal ñaawlu naa ko en tant que man may jigéen daal ñaawlu naa ko trop. léegi xam nga ñëw ci Rama laaj ko ba xam gis-gisu Oumy ba xam moom mooy gis-gisam. Rama sa gis nga Oumy wax yow nan nga gisee li Oumy wax ak lan nga ci xalaat ak appartement yi nga xamante ne xale jigéen ñi dañuy bëgg seen jëkkër di leen ko utal te buñ leen ko utalee duñ ci nekk ci jàmm. waaye Ndeya dégg naa li Oumy wax genre sama xalaat si affaire boobu noonu genre ñi takk ñi am jabar jëlee na appartement je suis pas contre parce que tey boo nekkee en couple soo sañoon yaa si jëkkër da ngeen di nekk tu vois mais man dama yaakaar lépp si commencement bi si relation bi parce que nit ki boo ñëwee da nga koy sëy te yàlla tax donc du coup yow bu la takkalee ñaareel wala tu dois te préparer à ça su dee musulman la donc du coup man dama jàpp ne ñi sotti seen jëkkër yi ndox bi yooyu noonu c'est parce que y a pas d'amour su amoon amour entre les deux personnes genre dinañ parce que nit ki boo ko bëggee rek di nga ko mën a muñal topp ko ci bëgg-bëggam man genre je vois que c'est pas bien quoi en fait ñu jël nit ñi di leen sotti ay ndox di leen sotti ay acide c'est su ngay def dama yaakaar ne nga war a yóbbu si psychologue bi ñu xool ba xam yow mentalement ça va quoi en fait loolu mooy sama gis-gis si affaire bi tout ça. am nga jëkkër war a amoo jëkkër. waaw tey bu amoon jëkkër. da ngay bëgg appartement comme say morom. bien sûr. waaw parce que xale jigéen ñun ñoo bëgg appartement. te diina moo santaane góor am na droit ba am ñeenti jabar. bu leen takkalee jabar ngeen mer. non di sotti ay ndox mu tàng. ñoom man amaguma jëkkër man tey su ma amee waa ji mu bëgg a tax ñaar damay sëy fii ku téewu sa jëkkër gi na mu ko dee. ah bon loolu rek la. yaakaar naa ne maa ngi dellu si waat ci Jiri yow mi nga xamante ne yaa ngi ci YouTube bi yaakaar naa dara réeru la ci ndax ñu ngi dugal benn gel bi nga xamante ne dañ ne iPhone lañ ko may ñu ngi def yu ñaaw yoo xamante ne jëlati ay numéro téléphone dugal ko
dina ay liste kooba lañu yàq deru nit ñi dëkk bi léegi dafa tas kenn xamatul kan mooy kan xale jigéen ñi lu nekk koy waxal yow nan nga xamee ci loolu. waaw Ndeye ah loolu bu ma la ci bëggee tontu c'est facile c'est simple. tey jii gis nañu site d'information yi nga xam ne ñoo ngi ci YouTube bi ah dañuy jël ay information fu ne bu ñu diggee bu ñu àndee daal di koy dikk teg ndax lan pour créer des vues sur YouTube alors que c'est faux. Ce sont des choses yi nga xam ne sont irréelles yaa ngi comprendre ça n'existe pas mais loolu la ñuy mën a créer des tendances pour mën a avoir des vues yi nga xam ne kenn du xam affaire yi nan lay tegoo tey jii nii gis nañu tamit sénégalais yi tamit dañuy nekk di def li nga xam ne mooy imitation te qui parle d'imitation boo xoolee gars yi fu ñu koy jëlee mooy à travers ci médias yi ci rajo yi affaire yooyu noonu y des séries yi nga xam ne day daw ay novelas nga xam ne gis société bi di imiter ay affaire yi nga xam ne bokkul sax seen culture émission yow ci YouTube bi ma gis na nga jël benn gel bu solu woon nga jël ko commencé da ci def ay émission dëgg la waaw yow li ngay def noonu la sa morom yëpp di def loolu nan nga ko xalaatee non loolu noonu dañoo gisoon ni ku jigéen ki moo ngi habillé d'une manière bi nga xam ne kenn xamul lu mu doon kooku dafa jël soutien slip sol lu transparent mais kenn xamul lu mu doon mais kooku bu amoon éducation du solo noonu n'est-ce pas. mais loolu c'est ça bi. non nit di ko son vieux de dafa am ci dëkk lu ñuy wax culture. ñun suñu culture méngoowul ak loolu. léegi xale yu góor dañoo amatul benn sutura su ma nee xale yu góor si dama naan ñëpp amuñu benn sutura si doomi aadama yaa xam lu dul gel bi benn rama def fi loo xamante ne nii c'est extravagant rek ñu commencé. yoo xamante ne ñuy def loolu parce que ce rama là waru ko def. waru ko def man ne ça colle pas avec la culture des Sénégalais. C'est ça quoi. Il faut que les Sénégalais savent ça. Il y a des choses qui ça ne colle pas. Ça ne colle pas de notre éducation. Raison pour laquelle les Sénégalais doivent avoir des choses qui sont inconscients. sutura mënatul am si àddina parce que ñun suñu biir am ñu sutura parce que ñu ngi sëy ak suñu dëkk di def ay audio di def des films après bu paree sa portable wadd wala boo nga bokk ko sa copine envoyé ko ne ko lii laa doon def ak tey monsieur wax ko loolu après mu dem ci net yi dem sutura mënatul am man li may ñaan suñu mbokk jigéen yi rek ñun ñëpp bàyyi noonu la muy góor di jigéen na am sutura ci jigéen góor naan sutura ci jigéen te xam ne ne jigéen nay ndeyam am na sœur am na ay sœur am na jigéen. te Oumy yow dootuma la sax parce que audio boobu nga doon wax am na benn femme bi nga xamante ne dafa jëloon audio doon ci wax audio bi ñu jël ko tasaare ko ci dëkk bi yëpp te moom dafa am jëkkëram di sëy te moom jëkkëram weddil na ko na du moom waaw léegi yow loolu nag yàqante bi nekk Sénégal tamit day na waar loolu ba mu amee ñëpp déglu nañu audio bi yaakaar naa ne monde bi ñëpp déglu nañu ko mais jëkkër ji ñëw na ne carrément loolu amul dañ ko sosal kon ñun mënuñ ci dara peut-être sa jëkkëram nopp na ko mais man li may wax ba jigéen ñi rek mooy balaa ngay enregistré di def ay vocal di def ay li ci li ngay sëyee kon sutura amatul nañu am sutura ci suñu borom kër yi te xam ne ay sang lañu. moo de wax naa la origine bi léegi wax naa la origine bi léegi l'origine de tout ça wax naa la c'est de l'imitation gars yi lu ñuy imiter à travers les médias les séries novelas dañuy yaakaar ne loolu noonu ça doit coller ci seeni dund alors que c'est faux ce sont des fictions yi nga xam ne nit waru ko jël di ko impliquer ci dundam lépp éducation moo ko walal nit da nga war a am une bonne éducation boo ko amul c'est-à-dire que da ngay raté te Sénégal instant bi ñun loolu la ñu manqué moo tax boo xoolee ñun suñuy vidéo yëpp dañuy jël gars yi di leen clash dañuy taxaw di leen wax dëgg foog ñu leen wax dëgg pour que ñu mën a andiwaat seen xel donc Sénégalais yi foog ñu wax mais doguma la Faat yaakaar naa li ñu wax yëpp dégg nga ko yow yaa ngi tribunal te gars yu bëri dañ ko gis foofu dafa am ñaari aspect yi ko waral parce que benn bi aspect matériel la bi ci des c'est de la pauvreté parce que aspect matériel bi mooy xale bu jigéen bi léegi matériel la sëy parce que pour mu sëy ak yow sax da ngay am confortable pour que mu soog a mën a yow ci yow mais donc bu ñëwee iPhone lay njëkk a laaj bu ñëwee gi rek soo ak ay jigéen non c'est la majorité non c'est la majorité cela veut dire que nous sommes au 21e siècle fi ne nii da ngay toog léegi gis la xew ca Amérique nga bëgg ko loolu nga bëgg ko imiter or que loolu mënut a nekk ñun nous sommes au Sénégal dans un pays sous-développé mais donc même sous-développement boobu moo waral xale yu góor yi jóge fi di dem à l'étranger toog ay 9 ans 7 ans duñu am ay papiers mais seen jigéen aussi dafa xaw a fragile de telle sorte que xale bu jigéen xale bu góor mën na koo def xarit dugg ci moom ba def loo ko lu bëgg a def parce que jëkkëram da ko sori mais suñu wàllu bopp ñun loolu la ñuy xeex. waaw en tant que mag mi yaa xam
na ma. man toujours loolu laa xeex j'ai 10 groupes. nopp seen jëkkër ñi nga xamante ne ay sang la ñëpp toujours man dama ciy wax parce que du ñëpp a yem. formé waat jigéen ñu mel noonu comme ni genre Ndeye Marème amaguñu jëkkër mais war nga leen waxaat lan moo ne ci temps bi du matériel du sëy du xaalis sëy du dara sëy lan la mooy lan toppatoo sa jëkkër def ko sang yow li nga war a def sa xel bu fekkee yow dem nga bay taal boobu jonge sa jonge des na. non groupe yooyu sax man je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord si groupe yooyu. mënuloo sa bopp sa jëkkër je ne suis pas d'accord si groupe yooyu. je ne suis pas d'accord si groupe yooyu. non je ne suis pas d'accord. non xam nga tax deux minutes ci groupe bi non non. may ma jël ko ndax Faat góor moo jël jigéen ci moom kómbaloo ko na ko dama lay may iPhone carrément naka te li ñu koy wax yëpp dara du ci dëgg. waaw parce que nit ku nekk pour ñu nax la li nga bëgg si nañu lay nax. man bu ma bëggee dem Amérique si wala Italie ci Italie bi nga ma mën a nax na kaa ma yóbbu la jël samay 3 millions samay 4 millions non attends cela veut dire xale yu jigéen yi dañoo bëggee ba pare matérialiste c'est ça le problème mais il faut ñu delluwaat ci l'éducation de base éducation de base bi mooy jigéen non ma ne parce que jigéen loolu ngeen bëgg. non du jigéen yëpp loolu ngeen bëgg. du jigéen ñëpp dañuy xam boo incarné. non cela veut dire man personnellement mais nit boo doyloo doo xaar sax ñu lay incarné loolu boo doyloo. loolu laa la wax non boo doyloo doo xaar ñu la koy incarné. non pas incarné mais xam ne bu ñu lay sëy bu ñu lay takk jabar da nga ñëw genre par exemple ñëw na la man am naa lii def naa lii su ma taxee lii wëkk lii wëkk. mais dama koy nangu nga bëgg dama koy nangu. loolu nga gëm mais dama koy nangu mais lu tax nga koy nangu. parce que yow mais dama koy nangu non mais lu tax nga koy nangu lu tax ngay ñëw di gis quelqu'un bi nga xam ne da lay ñëw di la wax viom tel que ne mais loolu amul sens. bu dee nga koy nangu mu lay wax dundam naan la man am naa lii am naa lee dawal sax damay ñëw ci kii mu naan ay groupe nopp sa jëkkër mais groupe nopp sa jëkkër pour lan mais sa jëkkër boo ko nobee da nga ko koy won boo koy won ci kër gi nga koy won ak ci néeg c'est tout loolu la quoi mais groupe nopp sa jëkkër pour lan Mariama Ba dafa dikk ne la confidence noire la douleur mais c'est faux. groupe nopp sa jëkkër boobu boo gisee ñu formé ko comme xale ya nga xamante ne ñu ngi soog a dugg ci sëy xamuñu luy sëy normalement boo sax jëkkër wàccee milieu de la journée war nga ko yónnee message d'amour mu xam sa xelam nekk ci moom normalement même tuuti rek boo wàccee war nga tegal sa jëkkër añ xoojal ko ay tànkam ci ndox mu tàng defal ko karité parce que majeure partie yi nga gis fi yëpp jigéen ñi ngi teg cheveux mu lang ci ndigg li di def fi kenn xamul te seen jëkkër bu ñu génnee seen sikki bu ñu ko xoolee mu mel ni bomb wala seen tànk bu xaree ngi mel mën nga fa dugal xaalis mën nga fa denc xaalis lépp ci ñàkk toppatoo sa jëkkër moo tax ñu formé groupe yooyu di leen tàttal man tàggat naa leen tàggat ba nga xamante ni ndeyaa am na ñoo xamante ne sa jëkkër tey ji dañ may offrir des cadeaux nee ma li nga soppi ci sama jabar li nga soppi ci sama jabar li nga soppi ci sama lii li may salal sama moroomu jigéen ñi mooy ubbi wuñu groupe yi mais dañ leen di ubbi pour lan tàggat leen ci sëy yi en plus xeetu doy sax xëy du doy tàggat leen ci sëy yi parce que sëy bu nekk fu mu nekk entre fille la garçon bokk si donc mais gis nañ groupe bi ay bêtises rek lay andi non problème bi parce que tey jii ñu duggagul ci sëy bu ñu gisee lii xew ci sëy ñu sa war a dugg ci biir sëy sama genre kii man non xale jigéen ñi ñoo gëmul seen bopp xam nga nit dafa baax ngay gëm sa bopp mais doo déggee sa jëkkër diw sa jëkkër xool na diw wala romb na ko nuyu ko rek yow amatoo jàmm kooku ngay njëkk a def noonu mais ça veut dire jigéen nit da ngay gëm sa bopp waaye tamit Faat mënoo dëkk jigéen benn koñ sa jëkkër romb ko kii bi nga ne groupe yi pourquoi man groupe yooyu dama ko ciy tàggat maa ngi tàggat ci dal bu ñu war a dal maa ngi tàggat ci toppatoo bu ñu war a toppatoo sa jëkkër pourquoi pas sax sa jëkkër nga toog di ko xool muy sang boppam loolu rek dañ ciy wax ñun ñëpp normalement 2 heures de temps war nga ko may sonné sa jëkkër bu wàccee mu maanaam daa nga sang ko mu set bi ci massage oui bien sûr defal ko massage may ma tuuti rek defal ko massage defal ko ndox mu tàng dugal ko ci salle de bain bi sang ko ba mu set jënd say diw ba nga xam da koy leeral mais yow sa bopp rek ngay toppatoo. yaakaar naa ne vraiment damay dellusiwaat ci yow ndaxte ñu ngi amaat benn information boo xamante ne si Seydou bu ni ngi jël bu jëm dëbb ko tibité posé na ko pour lan. voilà. ñoo bokk wërsëg. manque d'éducation boo ko gisee di nga nangu dugg ci wujj wala. su ma ko déggee dinaa ragal dugg si wujje du ma ragal dugg si wujje ndax doomu jullit laa donc su ma waree wujje damay wujje mais genre am na yoo xamante ni dafa rafetlu dañ ko arrêté parce que ñun boo day yaakaar vraiment mi gëm na boppam de yaakaar ni ngay def nii xool sottante acide yi day tax duñu wujje de dañuy wujje ba mu neex waaw parce que jamono ji moo ko lay waaw xëy ku nekk aaw nag
nga gérer sa dëkk ba kañ kenn bañ koo nangu. voilà ok. yaakaar naa ne jiiri dégg ngeen loolu fi xewaat. non dégg naa ko. ndax wujju du dara yaakaar naa ne boo ko wërsëg la ñu wax. man lii nu ma ko gisee xam nga mooy lan. waaw ndax gis naa ne 2 fois maa ngi koy dégg man dama yaakaar ne xol bu jeex lay doon. lu tax muy doon xol bu jeex. waaw ndax nit. yow di nga takk jigéen. waaw yow boo joxee añ. reer da nga koy tëbal. yow say kii doyul quoi. say dépense doyul nga ñëw dikk teg beneen jabar ci kawam. mais kooku day dem ba nga xamee xolam day jeex. te léegi balaa maa dee. ñu naan ay non taxaw non même bu joxe mais même jox te balaa maa dee xam nga gars yi lan la ñuy wax. dañuy naan ay dañuy yokk xeetu Seydina Muhammad mais xeetu Seydina Muhammad boo koy yokk da nga koy yokk ci éducation de base bu baax. te gars yi du ñu am mais dañuy tax. dañuy am mais dañuy tax léegi dañuy tax seen kii nu mu tëddee waay seen première famille di def naka suñu noonu wala ñu leen def naka suñu noonu mais balaa ngaa takk jabar da nga kaa war a mën. balaa ngay takk jabar d'accord balaa ngay takk jabar da nga koy mën. na añam mat na reeram mat na léppam mat soog a takk ñaareel. Seydina Muhammad yàlla leen sant ba ñeenti jabar. mais tamit aussi tamit loolu. mais day fekk nga mën ko day fekk nga mën ko. nee naa la am na leen li nga xam ne dañ ko war a dépasser quoi. mais tuuti lépp loo gis rek sëy la yaa décidé sëy da ngay sëy ba dee sa jëkkër taamu yooyu ñu lay jox ndekk di la jox añ di la jox reer mais de toute façon bu ci amee bu ci manqué rek yow sëyal gérer sa ménage bu mu tax nga taal kenn bu mu tax nga jox kenn. ummi doguma la mais mënoo ko di tax 4 ba 3 femmes pour lan. may ma ummi doguma la tey mais mënoo ko di tax 4 ba 3 femmes pour lan mais loolu c'est exagéré. non non man loolu xam nga d'accord ma si booy yokk xeetu Seydina Muhammad da nga koy yokk ci éducation de base bu baax mais da nga koy yokk ba pare te yow mënoo jënd benn kilo mburu wala libre mais pour lan. mais Sénégal gars yi war a xool du question sëy kese. di dégg jii danga may foog nga may ma wax tamit parce que tey ji sa jëkkër bu la takkee ñëw sa añ matu sa reer matu mu jëraat beneen jigéen teg ko sa kaw. yaakaar naa yow da ngay réagir. li may réagir mooy lan. waaw toog dem sama kër yaay toog ci njëkk ak teraanga moo ma gënal ma koy taal wala di ko posal di ko lii loolu saa bopp loraale keneen. non taal bi sax ànd ko si mais loolu laa la wax su ma mënul dem su ma ko mënee muñ. ma toog muñ. su ma demee ba mënuma ko muñ ma ñibbi sama kër yaay toog benn place toogaat defaraat sama bopp au lieu que may taalaate ak di posal di posanaat. waaw man loolu la mais góor gi tamit war naa xam ne tamit ñoom tamit loxo mi yorul ci ginnaaw ba mën a jël di tax 4 ba 5 6 fois mais yow xel Seydina Muhammad ci ay bêtises éducation sax du am mais li surpopulation lay ànd ci dëkk bi surpopulation la ndax naka lay àndee surpopulation tey jii ngay jur ñi nga xam ne doo leen mën a jox éducation léegi boo yooyu dañuy mujjee raté léegi bu ñu waxee dañ naan yokk xeer Seydina Muhammad Seydina Muhammad boo yokk xeeram da nga koy yokk ci ay anam yu baax mais da ngay jékki bu jékki-jékki ëmbal fii takk fii def ne takk suuf mais pour la loolu ànd naa ceeg yow may ma tudd ndeya ànd naa ceeg yow waroo am mat amoo lu mat ba pare ngay takkaat beneen femme mais aussi tamit moo ma gën a foofu ngay doxaan tamit mais sa bakkan waroo ko topp ba di def naka suñu noonu ndax lii ummi ak jiiri développement dëkk lay tardel non foog ma jeexal développement dëkk lay tardel ndax dañ ne la base de développement c'est l'éducation. yaakaar naa ne Fall dégg nga waxtaan bi tàng na torop yéen tribunal ngeen nekk yaakaar naa ne cas bu nekk jaar na ci seen loxo waaye tamit Fall est-ce que tamit nga jël soxna takk ko ci farataag yàlla nga jël ko dara matul nga jël wujju taw ko ci kawam est-ce que loolu jigéen mën na ko supporter. waaw man xam nga gisewuma noonu gisewuma ni sëy affaire yi xaalis la wala affaire yi matériel parce que kon suñu bàyyi doonuñu woon am benn jabar ñaar ñetti ñeent parce que doo xool doonuñu woon liggéey sax ci tool ba dañ doon am te dañ doon xëyaat indi beneen wala nga xëyaat sa sëriñ mayaat la keneen nga indi ba pare te sa yaay di la ko jàppale ñun suñu yaay yi dañ doon xëy war a dem marché jël suñuy seeni mbubu def ci biir siwo bi dem yóbbu marché jaay yaa ngi dégg ñoo xëy teg reer jël ndox teg si tilda ba bax ba xale yëpp neelaw bu subaa suñu bàyyi ëtt yi jënd fonde ñu ndékki ñu dem école mais pourtant xale ñooñu tey ngay wax ñoo yor réew mi mais man sëy gisuma ni aspect xaalis boo xam ne la doo ko amee war nga takk benn ñaar parce que ñi am milliard sax gisuma fi milliardaire bu am ñaari jabar ñi am xaalis am alal doguma la parce que mënoo toog sa dara matul non du dara lu mat yàlla rek ko non lu mat yàlla rek ko ñun suñu génération c'est ça loolu moo ñu raté loo nag loolu moo ñu raté parce que attends jigéen lu mu sëy rek moom lay jur doo sëyee lu baax sonn muñ parce que yàlla moo tudd muñ ci sëy ak
digga ci àjjana yàlla lépp da koy jaay doo ko jaamoo muñ affaire yi métti ci yow ëllëg say doom ñooy jiite palais ba daal di say doom ñooy doon ministre say doom ñooy doon ay député du affaire xaalis affaire yi l'éducation de base de la famille la éducation de base boobu dañu raté mais du ay affaire yi man nga ko parce que enseignant da ngay gis koo xam ne day fayoo fukki junne benn visite yor ñeenti jabar gis ministre booy fayee ko million ñetti million te du mun a yor ñaari jabar ay rek du affaire xaalis affaire yi éducation de base ak jigéen soxna ya ngeen yor ak soxna ya ngeen yor mais man ko mooy du ma ñëwee jox la téeméer boobu laa am nga dem dem mottali moo tax ma la wax suñu yaay yi dañ leen doon jox dara doon leen jox dara te dañuy joxe dañuy taaj añ ak reer moo tax doguma ne moo tax émission bi passé ma ko doon wax parce que suñu yaay dañ doon fêté ay anniversaire de mariage ay 30 ans 60 ans moo tax ñu jur doom yi baax yi barkeel léegi amatul xale yi jigéen ñi léegi doom ju jur sax ay doom yi mongol nañuy jur ak doom yi kenn xamul parce que duñ sëy doom ju baax sa yàlla la ndey dama lay dox foofu doom ju baax ci yàlla la parce que doom boo demee ci may ma fituré doom boo defee amour muy dëgg lal booru lal ak xama cetu lal ci doo loolu nañuy sa ràññee doom ju baax waaye aussi tamit boo demee ba dugg ci néegu sëy leen yow da nga bëgg a sëy war nga mën a sàkku barke doom ju baax ci lan jox sa jëkkër muy sang nga toppatoo ko duñ ko waree noppi naa bul dem toog naa nag ku njulug sa jëkkër yàq sa doom waaw doom ju baax ca yàlla la ak far yi ñuy amit ci biir wuy ma ak far yi ñuy am di sëy ba pare di am far am jëkkër am far aussi wax leen parce que nag munu leen di sëy ba pare ay yeneen far di ko teg ci waaw waaye sama waa ji loo wax ci loolu mais wuy ma doom naa de far yi ko jox far yi loo ñu wax am jëkkër am far naa doxul ma lu ma am far ñàkk doylu moo koy andi ci ñàkk doylu moo koy andi Fane doguma la waaye loolu jëri doguma la waaye loolu dafa bëri léegi ci dëkk bi Fane lu mu wax am importance la ñàkk doylu boobu te léegi ñu am jëkkër ni ñàkk doylu boobu xam nga la moo koy andi xam nga ñàkk doylu la moo koy andi da ngeen may déglu ma tëj débat bi non ñàkk doylu bi xam nga lan non déglu la ma am far umi dara jaral ma ko ndey may na tuuti rek umi dee ak jëkkër am far ñàkk ko foofu laa jëm xale yi ndaw yi nag ñooy parce que loolu umi loolu tem la ndax ay soobu ak ay portable Fane foog nga may ma parce que loolu dafa bëri ay iPhone tas na dëkk bi ak yaakaar naa da ngay am sa jëkkër ba pare am far dañ naan la sax léegi ñu am jëkkër li ñu sañ a def ñu amul jëkkër sañ di koo def te moom na ñu ngi ci biir buumu sëy di sëy fi ñuy liggéeyee sax bu ñu leen fa fekkee ne am ngeen jëkkër dañ naan amuñu jëkkër ba fekk nag am nañ jëkkër loolu loo ci xam parce que yow mënoo am sa jëkkër pare génnaat di ñàkk doylu benn ñu ci ñàkk consommer seen relation parce que nit ki booy takk nit ki war ngeen génn lu mu bon sax bi ay weer ay li ku nekk xam sa jikko morom bëgguma ngeen baal ma ci kàddu bi bëgguma wax kàddu bu dépassé parce que ñu ngi ci émission mais ñàkk lépp ngi ci gis ci relation bi sexuelle beeg tout ça ngi ci parce que consommé wu leen la nga xamante ne yéen ñaar ku ne di ngeen xamante ñàkk doylu bi ngi ci parce que tey damay dugg ci se mu ñëw nax la am naa li am naa lee am naa lee am naa lale te pourtant man dama yaakaar ni sëy boo ci dugg dañ ciy dugg naturellement du matériel sax nekku ne sa copain liggéeyul dugg ci sëy bi jàpp yaakaar naa ne plateau bi tàngoon na trop te ñu ngi may signalé dama sama temps jeex na yaakaar naa dama leen di bàyyi ñu tàggatoo avocat tàggatoo yaakaar naa ne fi tàngoon na jëri nag waaw mais problème bi mooy maa ngi tàggatoo di ñaan ci ñi ñuy suivre que émission bi ñi gën koo partagé parce que fii njëriñ rek moom moo fi am man maa ngi nekk assistant juridique du cabinet Maître El Hadji Diouf aussi lépp luñ fi wax dañoo ko wax ko pour nit ñi jëlee ci dara jëlee ci bu baax rek donc moo tax ñu ñëw ci débat ji di tàggatoo waaw maa ngi nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal maa ngi remercier ñëpp ñu nekkoon ci plateau bi kontaan naa lool te di wax na jeune fille ndax bu ñu taw benn yoon ku fi téewu sa jëkkër rek ñun ñuy fi taw bi dara ñun yaakaar naa émission bi tàngoon na trop waaye ñu ngi tàggatoo ba beneen yoon ak ci beneen numéro
maa ngi remercier bu baax a baax parce que dafa am ñu ma jàppale ku mel ni Solo Mbaye li ma def sama bopp ñoo ma ko defar ñoo ma jox greffage ñoom dama leen di sant bu baax di leen gërëm Kumba Diop mi nekk ba Belgique kooku seetaanu ma benn yoon lu nekk mi ngi koy def ci lu baax ci man kon damay tàggatoo ñëpp di tàggatoo waa Rahman Multimédia ak sama ménageur di ñëwaat ci ajuma bi nga xamante ni moom mooy sama cameraman bi nga xamante ni dama koo yeb bay bëgg a dee man daal maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ak beneen numéro nag ci bu tàng jër Happy birthday to you. Happy birthday to you. Serigne Saliou manu ñoote te kenn waru ñoote Serigne Saliou lañu xam Serigne Saliou lañu miin sunu xol yi moo ci ne sunu ruu yi mooy borom yaay gaañu dem yow baay gaañu dem maam gaañu dem fa Serigne Saliou melen yee fa Serigne Saliou yow baale no fa Serigne Saliou yow la fi waayo fa Serigne Saliou melen yee no fa Serigne Saliou ni gi dafa neex ay ku ci xatabira ay ko mooy maale yap ren fi yafale nday asu lanu ñe moo set sel day rafet bari xaalis ko jo Serigne Touba yaay kaayu dem yow ba day asu yow kaayu dem yo fa Serigne Saliou yee no fa Serigne Saliou lanu doy lop ne xol yi yaa ci ne nuru yi yaay borom sandu sebe yow lanu doy lop ne xol yi yaa ci ne nuru yi yaay borom yow lanu doy lop yow lanu doy lop ne xol yi yaa ci ne nuru yi yaay borom ci tanta yaa ngi ni ay murid yaa ngi ni ay asu moo ngi ni yaa ngi ni murid yaa ngi ni ay asu moo ngi ni way maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew man la Oumy Saliou di nuyu ñëpp ñi fi teew di wax happy birthday Ndeya Chéri Ndeya Sëñ Saliou ndaxte magam laay ànd di ñëw seen kër guddi rek bëccëg suba ngoon mais musuma ci xatal ba mu xamee ne damaa bëgg Sëñ Saliou au contraire daf ma gën a jàpp képp ku mu xam ci ku baax boole na koog man wane la ko na koog man muy ku ñàkk ki ñaan di ko ñaanal émission bi mu dem ba ñu koy gis ci ay télé di ci ànd ak ñun ñëpp ñu bokk ak moom anniversaire bi yal na koy féetee ay ati at ma leen di yëgalaale sama anniversaire man tamit le 16 décembre ay cant lay doon sant Sëñ Saliou nga ne ma ma ci invité yéen ñëpp incha allah bëgg naa seen teewaay jaajëf waay Ndeya yal na sa jàmm yàgg waay kontaan nañu trop Ndeya loo ciy dolli di remercier ñëpp rek di remercier Serigne Saliou mii nga xamante ni si sama Serigne la borom baat bu neex bi borom baat bu neex man baat or naa ko tuddee ak baatu urus Serigne Saliou ñàkk ci ñaan borom nag bëgg ma ba mu jeex tàkk papa sax laa koy woowee dëgg la waay parce que saa moo xam ne naa ko moom mooy sam papa mu may woowee sama doom tey ji li mu ma defal lu rëy la xeeb ma ko benn yoon te maa ko di sant di ko gërëm bu baax a baax a baax Joyeux anniversaire.